tribunal des pairs bi jot nañ teg ci taabalam fukki affaire ak benn yoo xamante ne saytu na ko bi mu ko saytoo ba pare mu génne ci lu mel ni 10 blâmes 6 avertissements ak ñaari affaire yoo xamante ne bi mu ko saytoo ba pare ñiñ porté woon plainte toppeewu leen tribunal bi toppeewu leen dara affaire yu njëkk yi mi ngi concerné élection yi weesu maanaam élection municipale yi ak départementale yu 23 janvier bii passé tribunal génne na ci 4 décisions yi nga xamante ne dafa concerné journal quotidien yi ñuy wax 24 heures ak le mandat ñoom dañoo am ay blâme parce que dañoo génne benn article boo xamante ne binduñu ko mais dañ ko endossé signé ko te article bi nekk même chose donc sanction yooyu noonu tribunal da ci topp directeur de publication wu 24 heures Ablaye Diop ak bu le mandat Aline Sow topp ci tamit reporter bi nga xamante ne moo nangu signé article bi ci journal le mandat beneen blâme bi mu jox ko Mame Mbaye Ndiaye mi nga xamante ne mooy présenté journalu Subatel bi Sen TV moom day xëy ñëw présenté journal gont dem def campagne bokkoon ci ay liste donc moom tribunal da ko blâmer directement beneen avertissement bi ñu ngi ko jagleel Babacar Dione bu directeur de publication wu lii quotidien tribunal des pairs di ko toppee ne pendant campagne bi yépp une yim génne yépp Ablaye Diouf Sarr kese la ko jagleeloon beneen journal tamit boo xamante ne def na lu ni mel mu nekkoon Source A moom bi ko tribunal bi dégloo nangul na ko lay yim joxe waaye da ko woo ñaax ko pour que beneen yoon mu def plus équilibre ci diggante candidat yi beneen campagne bi nga xamante ne nag moom romboon na suñuy frontière mu ne amoon Gambie ci weeru décembre bi tribunal des pairs du CORED topp na ci 2STV di ko xamal ne li mu defoon battre campagne pour président Adama Barrow kese la jox micro loolu tribunal des pairs topp na ko ci blâme donc mu concerné blâme boobu concerné ñi mu fa yónni woon mu ni reporter envoyé spéciaux Amadou Diaw ak Seydou Sow ñi nga xam ne meetingu Adama Barrow yi rek lañ couvrir donc joxuñu kàddu leneen opposant wu Adama Barrow yi blâme boobu tamit tribunal da ci topp coordonnateur u rédaction ba muy Moussa Sène pour Moussa Sène tribunal di ko toppee le fait que toppul ligne éditoriale am responsabilité éditoriale am wàccoowul ak moom beneen avertissement bi ñu ngi ko jagleel suñu naatangoo Awa Diop Ndiaye bu Walf TV tribunal toppee ko ci manquement yi nga xamante ne amoon na ci émission bi mu invité woon Gaston Mbengue tem ci doon stigmatiser benn candidat de la mairie à la mairie de Dakar muy Barthélémy Diaz beneen avertissement tamit tribunal des pairs jox na ko Daouda Diarra bu Vox Populi ak Pape Sarr bu Critique ñoom tamit da leen toppee traitement boo xamante ne wàccoowul ak li liggéey bi laaj ci affaire wu drame boobu amoon Sacré-Cœur ci ak docteur Palla Paye beneen avertissement tamit mu ñëw ci la tribune bi nga xamante ne ak l'évidence ñoom ñaar ñëpp tamit dañ leen toppee woon génne article même article ci ñaari journal yépp même article bi la mais différentes signatures bi tribunal bi saytoo affaire boobu noonu ba pare dafa blâmer l'évidence waaye tribune moom tribunal bi mujjeewu ko toppee dara parce que wàcceew na ak charte liggéey bi beneen affaire diffamation tamit boo xamante ne ñëwoon na ci tribunal des pairs boo xamante ne ancien maire Pire gu rëy Serigne Mboup moo ko kalaame woon Mame Aram Thiam présentatrice émission comme politique bu Leral TV ak mu Mouhamadou Cissé coordonnateur des rédactions du groupe Leral ñoom tamit tribunal des pairs dalee naa jox kii avertissement Mame Aram daka avertir waaye Mouhamadou Cissé moom dafa am blâme dellu siwaat amaat blâme tamit ci beneen traitement boo xamante ne da ko def ci site Leral ci mbirum affaire boo xamante ne dafa concerné mbirum viol bu indi woon bu concerné woon ñaari lycéenne ca Mbour xam ngeen ne léegi tribunal bi dafa am 2 instances bu ñu la sanctionné bu fekkente ne d'accord ci sanction bi da ngay ñëw nga def appel
ci lu mel noonu la benn journaliste bu BBC Firbin Mandinga moom dafa saisiroon plainte CORED parce que dafa yaakaar ne ñi ko jiite ñi ko yilif sanction biñ ko tegoon d'accordu ci woon waaye bi tribunal des pairs saytoo mbir mi ba pare dafa jox dëgg ay ñi ko jiite ba pare daal di leen woo pour que ñoom ñaar ñëpp ñu toog ci table waxtaan ba d'accord donc comme nu ma ko waxoon ci kanam bi ñuy commencé au total tribunal des pairs joxe na 10 blâmes joxe 6 avertissements ak am ñaari affaire yoo xamante ne jox nañ ko waaye bi mu ko saytoo dafa gis ne journaliste yeeg seen organe wax dëgg yàlla wàccoo nañu ak charte liggéey bi donc tribunal bi toppeewu leen dara sanction yooyu noonu yépp nag ci biir yépp mi ngi topp donc 14 journalistes le tribunal sanctionné ak benn technicien caméraman affaire BBC bi moom en seconde instance la ko saytu mais dafa dëggal li borom këru BBC bi teg reporteram donc buñ ko saytoo yépp muy nekk fukk ak ñett 13 affaires yoo xamante ne tribunal bi 13 médias yoo xamante ne tribunal bi saytu na seeni mbir ñii mu daal leen ñii mu delloo leen ci seeni ay droits ñuy fàttali rek ne sanction CORED yi au-delà blâme ak avertissement yi muy teg reporter bi dafay influer aussi bés bu ñu waree saytu fonds waree séddale fonds d'appui à la presse léegi fonds bi day prêter attention ci sanction yooyu noonu et que sanction bu nekk dafa am ay points yoo xamante ne da koy wàññi ci organe concerné bi ñu leen tamit di leen xamal ne fii ak fan yi ñu ñëw incha allahu rabbi dinañ mettre en œuvre dinañ lancer site le CORED et que mën ngeen ko xool ci www.cored.sn donc bu ngeen fa demee du ñàkk di ngeen gis yenn information yoo xamante ne di ngeen koy soxla ak surtout décision yi nga xamante ne tribunal des pairs bi rendre nañ ko ak plus de détails ci affaires yi ñu leen soumettre woon